برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان maa ngi nuyu sëriñ bi alxalifa ñu bàyyi suñu wayjur Cheikh Mouhamadul Mahi sëriñ Mbaye ak mboolem rakkam yi ñu toogal ndax noonu suñu bàyyi suñu wayjur Cheikh Mouhamadul Munhamin na Ibrahim Niass nga xam ne teewaayam def nañu ci jotaay man nag awma kàddu damay wéyal rek ndigal loo xam ne alxalifa Cheikh Mouhamadul Mahi sëriñ Mbaye moo ma ko jox xëy na loolu ci mbaaxam la rek ndax li may def loo maa gën a tuuti ci ñi ko man ci pays loolu maa ngi ko ci cant boo xam ne ci seen kanam yéen ñëpp laa koy biral daf ma ne naka nit koo xam ne doon na liggéey ci wetu sëriñam way juram Cheikh Barham sëriñ Mbaye radiyallahu anhu bokkoon ni tamit ci ñi nga xam ne daan na leen defloo mu tànn jébbal ma leen ci ay mbindam ma jàng ko ci kanam mbooloo bi maa ngi ñaan yàlla di jottaliku ci barkeb sama sëriñ Cheikh Barham Aboubacar radiyallahu anhu defal ñu tawfiq dañ man ko matal ñi nga xam ne noonu moo dëppoo ak ñu sëriñ bi gërëme dénkaane yooyu bi ci njëkk mooy bi nga xam ne moo jëm ci jumaa ji nga xam ne moom la ñu janoo sëriñ bi bind ko fukki fan ak benn alarba fukki fan ak benn ci weeru avril 2018 tuddee ko dénkaane jumaa ji wasiyatul masjidil jaami' bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihi almustafa وآله وصحبه ومن اقتفى أما بعد فهذه وصيتي في إمامة المسجد الجامع بحضرة الشيخ سيرين مباي نياس بكرم جبل وإنما من سيرد ذكر أسمائهم في هذه الوصية فهم الأئمة سويا في الحقوق والواجبات حسب ترتيبهم الرقمي وأنبه بأن ليس لأحد منهم صلاحية إدخال أو إخراج أيا كان في هذا الأمر وإنما صلاحية ذلك ترجع إلى اللجنة العليا للتنفيذ المتكونة من أبناء الشيخ سيرين مباي نياس الذكور المتواجدين على قيد الحياة في هذا الزمان متعنا الله ببقائهم وقيادتهم إلى الصراط المستقيم سيرين بي wax fofu def ne ñi ngi sant yàlla mi nga xam ne moom rek moo doy ñu julli ci jaamam bi nga xam ne moom la tànn di ñaan julli googu royaat ba ci mboolem ñoñam ak i saxaabaam ak képp ku uta xeñ ci seen yoon Tawfekh FM ne gannaaw cantam googu ak jullim googu ci yonent bi ak ñaan googu ci ñoñam mu ne lii mooy sama dénkaane ci njiiteefu jumaa ji nga xam ne moo nekk ci pays bi pays Cheikh Sëriñ Mbaye Niass ci Kër Madiabel mu ne ñi nga xam ne seen turu xal naa rot ci dénkaane bi ñooñu ñooy ilimaani jumaa ji waaye ñoom ñooñu ñoo ci na képp em yaay xaq ak yi wareef mu ne ñooñu nag ñi ngi toftalante woo naka nga xam ne noonu laa xala limee seeni tur tegale ko ci ay numéro ne waaye balaa maa jàll maa ngi fàttali ne
ñii ma tudd ne ñoom laa dénk ñuy jiite ci jumaa ji kenn ci ñoom amut salaaxiya amut doole amut sañ-sañu dugal mbaa génnee kenn kum mën a doon ci mbiram jumaa ji mu ne sañ-sañu dugal nit ci jumaa ji mbaa génnee ko ci loolu dafay dellu ci commission bi nga xam ne moom la tuddee al lajnatul ulya commission wala comité supérieur di tanfiz nga xam ne maanaam comité supérieur d'exécution mu ne comité boobu nag mooy comité bi nga xam ne ñi ko bokk wala mi ngi taxaw ci doomi Cheikh Serigne Mbaye Niass yu góor yi nga xam ne ñoo nekk di dund ci jamono jii may bind lii àllarba 11 avril 2018 mu ne ñooñu di dund ci doomu Cheikh Serigne Mbaye Niass yi yàlla nañu yàlla dolli xol bu sedd ci seen ak dund ak teg gum la ni teg ñoom ci yoon woo xam ne mooy yoon wu jub mu ne ilimaan yooyu nag ñi ma leen toftalee te ca njëkk mooy Cheikh Baye Barham Niass doomam la ka ko ñaareel mooy Mouhamed Abdullahi Niass doomi magam la ka ko ñetteel mooy Cheikh Ahmad Tidiane Lo rahimahullah taalibeem la woon ka ko ñeenteel mooy Baye Ibrahim Thiam taalibeem la mooy ki doon wax léegi Tawfekh FM ka ko juróomeel mooy Mouhamadul Mahi Barham Niass doomam la ka ko juróom benneel mooy Alxaaji Abdullahi Barham Niass doomam la ka ko juróom ñaareel mooy Alxaaji Ahmadu Niass doomam la juróom ñetteel bi mooy Hassan Barham Niass doomam la juróom ñeenteel bi mooy Aboubacar Mouhamad Niass gën nga xam ci Baye Mbaye doomu magam la Alxaaji Mouhamad mi nekkoon fii ngeen xam mu ne lii ma tëral nag ñu jëfandikoo benn aaya alquran ne faman baddalahu baada ma samiahu fa innama ismuhu ala alladina yubaddilunahu inna allaha samiun alim mu ne lii ma tëral ku ko soppi gannaaw boo ko déggee da nga lay xamal ne lépp lu tukkee ca soppi googu na nga jàpp ne du la mooy yow yàlla nag dégg na lii may wax te xam na ko itam a Cheikh Alhaj Barham Niass ñu tàppone ko mu teg ci beneen dénkaane ci moom dat boobu ne bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihi almustafa wa alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd اللجنة العليا للتنفيذ في حضرة الشيخ سرين مباي نياس تتكون كما يلي أولا الشيخ محمد الماحي نياس ثانيا الشيخ سرين علي نياس ثالثا الشيخ الحاج محمد زينب نياس رابعا الشيخ محمد المرتضى نياس خامسا الشيخ صلاح الدين نياس سادسا الشيخ الحاج عبد الله نياس سابعا الشيخ عثمان جاي نياس ثامنا الشيخ عبد اللطيف نياس تاسعا السيد مصطفى نياس عاشرا الشيخ محمد نور الدين نياس هؤلاء لهم الكلمة الأخيرة في كل ما يتعلق بأمر الحضرة وأمرهم شورى بينهم الشيخ الحاج برهام Niass mu ne ñi ma waxoon sànq ne ñoom rek am sañ-sañ ci dugal nit ci jumaa ji mbaa génnee ko ci comité supérieur boobu ma waxoon mu ne comité supérieur boobu ni ma ko tëralee mooy nii gannaaw bu ma sante yàlla te xam naa ne moom doy na ci lépp julli ci jaamam bi mu tànn ñaan julli googu royaat ba ci mboolem ñooñam ak i saxaabaam ak képp ku ute xeñtu seen yoon gannaaw loolu mu ne lajna bu kawe bi nga xam ne moo amee jëf maanaam mooy tëral lii way ci pays bi tanfiz exécution lajna bu kawe bi nga xam ne mooy tëral lii way ci pays yu Cheikh Serigne Mbaye Niass ne commission boobu nii la tëddee Tawfekh FM te nekk ca bopp ba mooy a Cheikh Mouhamadul Mahi Niass mooy ki mbokkam yi dajaloo ne jiital nañ ko ci seen kanam sëñ bi jiitaloon na ko ci mbind mi mais kooku mooy xalifa Cheikh Serigne Mbaye Niass ka ca tege mooy a Cheikh Serigne Aliou Niass ka ca tege mooy a Cheikh Alhaaj Mouhamed Zeynabou Niass ka ca tege a Cheikh Mouhamadul Mourtada Niass ka ca tege a Cheikh Salahuddin Niass ka ca tege a Cheikh Alhaaj Abdoulahi Niass ka ca tege a Cheikh Ousmane Ndiaye Niass
ka ca tege ak Cheikh Abdou Latif Niass ka ca tege ak Seyid Moustapha Niass ka ca tege ak Cheikh Mouhamad Nouruddin Niass mu ne ñii ma tudd ñoom ñoo amee baat bi mujj ñoo amee dogal bi mujj bii wéy ci lépp lu aju ci mbiram pay bii mu ne ñoom nag maa ngi leen di digal ñoomi neen nañuy diisoo a Cheikh Alhaji Barham Niass mu dem ci loolu lii ab dénkaane la bu jëm ci daara yi Nuuru Sabaax mooy daara ji nga xam ne moo topp pay bi dénkaane yi aju ci jumtuwaay yi nag saa yu ko masaan wax nit daf koy wax ne moomuloo ko pay bi moo ko moom dama la cee teg ndaxte su dara nekkee ci barab ñëpp am ci te dénkuñ ko kenn ñëpp mun nañ ko seetaan dara xew ci teg gi ma la ci teg loolu rek la teg nga gën cee sonn waaye lu ñuy moom nekk fi pay bi pay Cheikh Serigne Baye Niass la jumtuwaay yi ay jumtuwaay yu mbooloo mi bokk la liggéey bi nag mën nga ko jiite daara ji mu ne kim ci jiital mooy Hassan Barham Niass mooy daara Nuuru Sabaax ka ca tege mooy Sëriñ Ali Barham Niass ka ca tege mooy Mouhamadul Mahi Barham Niass ka ca tege mooy Cheikh Omar Barham Niass ka ca tege mooy Seydi Ali Salahuddin doomu Papa Salahuddin la Seydi ka ca tege mooy Habibul Murtada Niass moom itamit doom la ci Papa Salah ñooñu la wax ne ñoom la dénk mbiram daara ji lu jëm ci mbiram marché bi mu ne mbooloo mi ko jiital na ci marché bi Ahmadou Barham Niass mooy rajo Ahmadou doomam la kam ca njëkk a teg mooy Abdou Salam Barham Niass doomam la ka ca teg mooy Aboubacar Cheikh Tidiane Niass doomi Papa Cheikh la ñu gën ko xam ci Baye Ndey ka ca tege mooy Mouhamed Nourou Niass doomu Papa Mamad la moom itamit ka ca tege mooy Alxaaji Abdullahi Mouhamed Niass ñu gën ko xam ci Cheikh Abdullah doomu Papa Mamad ka ca tege mooy Abdourahman Niass mu ne ñooñu ñoom la dénk marché bi pour ñu saytu ko waaye moomuñu ko marché bi kayit moo ko mu ne lu jëm ci école franco-arabe bi Tawfekh FM nga xam ne mooy madrasatu Nuuru Sabaax al islami ci Kër Madiabel mu ne boobu kim ci jiital mooy Abdou Salam Barham Niass doomam la ka ca tege mooy Abdoul Malik Mouhamad Niass doomu Papa Mamad la ka ca tege mooy Hassan Barham Niass ka ca tege mooy Alxaaji Ahmadou Barham Niass ka ca tege mooy Cheikh Ibrahim Ali Niass Cheikh Ibrahim doomu Papa Sëñ doomu rakkam la ka ca tege mooy Cheikh Tayyib Mouhamadul Mahi Niass Cheikh Tayyib doomu Papa Mahi nga xam ne moo nekk xalifa mu ne ñooñu ñoom la dénk lu jëm ci école franco-arabe bi nekk fii ci pays bi waaye mu ngi fàttali ne ñoom itamit moomuñu ko dañuy jiite liggéey bi rek mu teg ci waxoon ne pays yi tamit dafay am kuréel goo xam ne mooy saytu la cay xew di ko toppatoo di ko organiser ba yëf yi jaar ci yoon ñu déggoo ci kilifa gi nga xam ne moo nekk ci boppu pays bi nekk ay loxoom nekk ay tànkam ci loolu kuréel googu nga xam ne mooy amee lu jëm ci organiser pays bi daf ne ka ko jiite mooy Sëriñ Ali Barham Niass ka ca tege mooy Aboubacar Abdou Salam Niass Baye Ndey doomu Papa Abdou Salam mu ne itamit sos na kuréel goo xam ne mooy toppatoo mbiri culture mën nañ ko firi ci xam-xam mu ne boobu kim ci jiital mooy Cheikh Ahmed Tidiane Barham Niass doomam la ka ca tege mooy Cheikh Baye Tayyib Niass doomu Papa Tayyib la ka ca tege mooy Hassan Barham Niass ka ca tege mooy Aboubacar Mahi Niass ka ca tege mooy Mouhamadou Sani Niass ka ca tege mooy Moustapha Mouhamad Niass Moustapha doomu Papa Mamad mu ne ñooñu ñoom la dénk commission bi nga xam ne ñooy toppatoo affaire culture ci munasabaat yi nga xam ne ñooy am ci pays am na itamit kuréel gu mu sos bu tuddee comité de communication wala lu mel noonu mu ne boobu kim ci jiital mooy Mouhamadul Hadi Abdou Salam Niass doomu Papa Abdou Salam ka ca tege mooy Tayyib Mouhamad Niass doomu Papa Mamad ka ca tege mooy Abdou Salam Barham Niass doomam la ka ca tege Alhaji Ahmadou Barham Niass naka noonu
ka ca tege Aboubacar Cheikh Tidiane Niass mooy Baye Ndeye doomu Papa Cheikh ka ca tege mooy Aboubacar Tayib Niass mooy Bakary xale yi gën ko xam ci Bakary doomu Papa Tayib la. bu dee saa yu mbooloo dajee itam gis na ne nit ñi léeg-léeg du ñàkk ñoo xam ne mun nañu uute te fekk sax dara doxut seen diggante ay ñàkk déggoo rek la. mu ne ku dajale ay ndaw pour ñu liggéey du ñàkk léeg-léeg am ñoo xam ne seen i gis-gis oroona ba dara dox seen diggante mu ne loolu defar diggante yi dénk na ko doomam Moustapha Tayib Niass ak Hassan Iliman Niass ak Abdoul Malik Mohamad Niass su nit ñi dajee am lu jaxasoo ci diggante yi sant na leen ñoom ñu taxaw wax dox def lu rafet ba jàmm dellu. beneen dénkaane boo xam ne dafa jëm ci hôpital bi nga xam ne moo taxaw fii ci pays bi ñu fàttaliwaat lu ñu waxoon sànq pays bi daf doon wax ne jumtuwaay yi nekk ci pays bi du moomeelu ñu ngi ko dénk waaye moomeelu pays bi la pays bi moomeelu Cheikh Serigne Mbaye Niass la. daf ne woon hôpital bi dénk na ko hôpitalu Cheikh Serigne Mbaye Niass la ko tuddee mu ne dénk na ko Serigne Aliou Barham Niass mu jiite ko du pour mu moom ko. ki topp ci moom Alhaji Ahmadou Niass ki ci topp Alhaji Barham Mahi Niass ku ñu ko tuddee la doomu rakkam nga xam ne moo nekk xalifa bi tey. ka ca tege Cheikh Tidiane Mouhamad Niass doomu Papa Mamad la ka ca tege Mouhamad Alhaji Mouhamad Zeynab Niass kooku itamit suñu rakk la doomu Papa Raji rakkam la mu ne loolu mooy dénkaaneem ci hôpital bi. lu jëm ci dëkk bi barab bi nga xam ne fi la ñu nekk quartier bi ak li ko topp cité religieuse bi mu ne loolu dénk na ko Mouhamad Abdullahi Niass doomu Papa Mamad kam ca tofal mu ne Abdoul Malik Mohamad Niass la ca teg kam ca tegaat mu ne Serigne Ali Mohamad Niass mooy Baye Cissé ku ñu gën a xam ci Baye Cissé doomu Papa Mamad la kam ca tegaat mu ne Abdourahman Niass moom itamit doomu Papa Mamad la kam ca tegaat Aboubacar Barham Niass doomam la mu teg ca nag ne lakin alxaya saabitun ala ahli alhaaji Mohamad Niass almawjudina fi Kër Madiabel mu ne nag am na lu may yokk ci mbiru nekk di ki jiite barab bi mooy njiiteefu quartier bi njiiteefu pays bi ci affaire organiser ko nekk borom dëkk beeg chef de quartier bi mu ne loolu moom saxal na ko ci waa kër alxaaji Mohamad Niass ñi nga xam ne ñooy dund ci Kër Madiabel bu ko kenn jëlee ci seen wax. Tawfekh FM. mu demaat ci beneen dénkaane bu mu bind talaata fukki fan avril 2018 bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi wa kafa والصلاة والسلام على عبده المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى. الموضوع إنشاء لجنة صيانة المسجد الجامع بكر مجبل وإدارة شؤون البقاع 313 بكر مجبل. أنا الموقع عدناه الشيخ الحاج برهام Niass الخليفة العام للشيخ أبي بكر المستنى Niass أقرر إنشاء لجنة صيانة المسجد الجامع بكر مجبل وإدارة شؤون البقاع 313 التي تتكون أعضاؤها كما يلي: رئيس السيد محمد عبد الله محمد Niass، نائبه السيد باي مبي برهام Niass، الأمين العام باي مبي محمد Niass، نائبه باي مبي عبد السلام Niass، السيد باي مبي ماحي Niass عضو، السيد مصطفى طيب Niass عضو. البيان: ابتداء من صدور هذا القرار لن يسمح لأحد اقتناء أكثر من بقعة واحدة باسمه الشخصي. البيان الثاني: من المفضل التوافق بين جميع الأعضاء لاتخاذ القرارات، إن تعذر ذلك أوصي بالتصويت، وعند ذلك فصوت باي محمد Niass يساوي صوتين ولكل فرد من باقي الأعضاء صوت واحد. البيان الثالث: تنبيه: هذه البقاع ليست من ممتلكات الشخصية بل إنما هي تابعة للحضرة البكرية وما توفيقي إلا بالله. الحاج Barham Niass. maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo doy ci lépp di julli ci jaamam bi nga xam ne moom la tànn di ñaan julli googu royaat ba ci mboolem ñoñam ak i saxaabaam ak képp ku ut a topp seen yoon
mu ne mbind mi maa ngi ci jublu sos kuréel goo xam ne ñooy toppatoo jumaa ji ci Kër Madiabel ñooy toppatoo yi tamit 200 ak fukk ak ñetti pakk yi nga xam ne ñoo topp pay bi mu ne man mii di rëdd lii di ko signé Alhaaji Barham Niass xalifa Cheikh Abibakar al Mustanna mu ne maa ngi saxal tey dëggal sos ak kuréel goo xam ne mooy toppatoo lu aju ci mbiram jumaa ji ci Kër Madiabel mooy toppatoo yi tamit mbiram 200 pakk ak fukk ak ñett yi fi ne kuréel googu te ñetta bokk ñii la ñu demee te ko jiite mooy a Seyd Mouhamad Abdullahi Mouhamad Niass mooy Mor Abdullahi mu ngi tuddoon léegi doomu Papa Mamad ka tege ca moom mu ne a Seyd Baye Mbaye Barham Niass doomam la secrétaire général bi mu ne Baye Mbaye Mouhamad Niass doomu Papa Mamad la secrétaire général adjoint bi kooku mu ne mooy Baye Mbaye Abdou Salam Niass ka ca tege mu ne Baye Mbaye Mahi Niass membre la ci Moustapha Tayyib Niass tamit membre la ci am na lu mat a leeral foofu xëy na kiy déglu dana gis ne ñëpp ñu mu tudd ci mbir mi muy toppatoo jumaa ji ak 200 kër yeeg fukk ak ñett Baye Mbaye lañ tudd lu mooy Moustapha doomu Papa Tayyib dafa waxoon ne comme pays bi moom pays yu Baye Mbaye la dafay arfanlu li muy dénkaane tem aju ci toppatoo pays bi mu dénk ko ñu tudd Baye Mbaye mu ne nañ seet doomu Cheikh Sëñ Mbaye Niass yi ku ci tudd seen doom yi ku ci tudd Baye Mbaye rek ñu dugal ko ci commission boobu biñ ñëwee ba ci Moustapha doomu Papa Tayyib mu ne ñu ne Papa Tayyib am na doom waaye Bakary la tudd mu ne waaw wante Moustapha moo mag ñu naa mu ne waaw foofu nañ fa def Moustapha maanaam mboolem tur yi ngeen gis ñu tëral ko dafa di yoo xam ne daf ko doon topp bu dëkka am na yoo xam ne dafa wax nañ dem bind ko suñ ñëwaatee mu ne nañ ko dindi am na yoo xam ne suñ ko bindee ba pare mu ne nañ dolli nangam wala yu mel noonu nee na ñooñu ñoom la dénk ñu toppatoo mbiru jumaa ji ak pàkk yi mu ne jumaa ji ak pàkk yi nag am na ñetti leeral yu ma ci yokku bu njëkk bi mooy gannaaw bu mbind mi génnee mayatuma kenn muy am lu ëpp benn pàkk ci turi boppam du pour oomloo daf ko daan wax te ñu bari ñu ko jege woon dégg nañ ne pàkk yi du pour oomloo pour dëkk la dundal tey bi ñëw dundal jumaa ji mu ne mayuma kenn muy am lu ëpp benn pàkk ci turam mayuma ko kenn ñaareel bi mu ne ñii ma dénk lii soo leen limee juróom benn lañu mu ne su fekkee ne dajee nañ di waxtaanee lu aju ci mbiri pàkk yi ak ni ñuy saytoo jumaa ji suñ dëppooyee ci waxtaan moo ma gënal mu ne su fekkee dëppoo amut dénk naa leen nañ wate mu ne bu ñuy watee nag kaddu Baye Mbaye Mouhamad Niass def naa ko muy ñaari kaddu suñu émooyee fu mu féetee rek boobu xaraar ci la am Tawfekh FM ñetteelu leeral bi mu ne maa ngi leeralaat beneen yoon ci ne pàkk yii bokkut ci sama moomeeli bopp waaye pàkk la yoo xam ne dafa topp pays Cheikh Sëñ Mbaye Niass mu ne yàlla rek moo mën a dëppale nit ak njub maa ngi koy ñaan mu defal ba loolu Alxaaji Barham Niass beneen bi mooy lu ñu tuddee institut universitaire bi nga xam ne moom la taxawal tuddee ko Cheikh Sëñ Mbaye Niass boobu tamit faral na ko kuréel goo xam ne moo koy toppatoo mu ngi ko bind moom itamit talaata fukki fan ci avril 2018 mu ne bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala man istafa wa alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd الموضوع إنشاء مجلس الإدارة للمعهد الديني للتكوين المهني في الزراعة والتجارة الزراعية أما بعد فأنا شيخ برهام أبو بكر المستنى الخليفة العام للشيخ أبي بكر المستنى سرين بيس أقرر بإنشاء مجلس الإدارة للمعهد الديني للتكوين المهني في الزراعة والتجارة الزراعية الشيخ سرين بيس وهذا المجلس يتكون أعضاؤه كما يلي أولا الشيخ برهام أبي بكر المستنى نص رئيس ثانيا السيد عبد الله سوتشونغان نائب رئيس الأول ثالثا السيد مصطفى تشام نائب الرئيس الثاني رابعا السيد مصطفى لو الكاتب خامسا السيد عمر جان نائب الكاتب سادسا السيد أحمد سك عضو سابعا السيد سرين علي برهام نص عضو
ثامنا السيد حسن برهام نص عضو أعضاء الشرف السيد الحاج مصطفى نص رئيس البرلمان الوطني السنغال، السيد سيد بايشام وزير التربية والتعليم السنغال، العميد السيد باي محمد نص المدير الفني السيد موسى شام. mu ne lu may tëral fii mooy maa ngi sos kuréel goo xam ne moo amee conseil d'administration ci mahadu diini bi nga xam ne mooy IRFA, institut religieux de la formation au métier de l'agriculture et de l'agrobusiness Cheikh Serigne Mbaye Niass. mu ne gannaaw bu ma sant yàlla julli ci yonent bi man Cheikh Barham Aboubacar al Musanna xalifa Cheikh Serigne Mbaye Niass maa ngi saxal tey dëggal sosoog kuréel goo xam ne moo tiim kuréel yi nga xam ne ñooy yëngatu ci mbiram institut universitaire bi. mu ne kuréel googu nag mu ngi tëddee nii ma koy waxee mooy kuréel googu man maa ko jiite maay président bi sëriñ bi moo def boppam. mu ne ki ci topp mooy Abdoulaye Sow Congaan moo jiite experts yi nga xam ne ñooy def xelaat ci affaire université bi. mu nekk ca tege mooy Seyd Moustapha Thiam naibu rais thani deuxième vice président Moustapha Thiam mi ngeen xam mu nekk Dakar ci wala rek mi ci muqaddam yi. te ko ñeenteel Seyd Moustapha Lo al-Katib expert la ci éducation ci banque mondiale ci kuréel gi nga xam ne ñooy liggéey ci institut université bi la bokk. te ko juróomeel mooy Seyd Omar Niane naibul Katib mooy vice secrétaire bi kooku itamit spécialiste ci communication ak yu mel noonu ci ñuy liggéey ci université bi la bokk. ka ca tege mooy Seyd Ahmed Seck kooku membre la ci kooku méthodologue la bokk na ci ñi kuréel bi nga xam ne ñoom ñooy xalaat ci affaire université bi. mu ne ka ca tege Seyd Sëriñ Ali Barham Niass kooku membre la ci Seyd Hassan Barham Niass ku itamit membre la ci. mu ne bii kuréel nag def naa ci ay membre d'honneur ñoo xam ne maa leen teralee boole leen ci. ka ca njëkk mooy Seyd El Hadji Moustapha Niass raisul barlaman al watani mooy Pape Moustapha Niass président assemblée nationale. ka ca tege mooy Serigne Mbaye Thiam wasiru tarbiya wa taalim ci jamono jooju moo nekk ministre de l'éducation et de la formation ci Sénégal. mu ne kuréel maanaam université bi ñii kuréel la goo xam ne ñoo koy saytu tiim ko waaye liggéey bi nag nga xam ne ñi nga xam ne ñoo fay xëy waxtu ne di ko toppatoo mu ne loolu ku ñuy waxee recteur te ñi xam université xam nañ luy loolu mu ne loolu def naa ko muy Seyd Baye Mbaye Mouhamad Niass def naa ko muy recteur université bi. directeur technique bi mu ne def na ko muy Seyd Moussa Thiam mu tampane ko ci suuf signé ko Cheikh Al Hadj Barham Niass. gannaaw loolu mu dem ci mbiram falal directeur général Tawfekh FM. يوم الثلاثاء تاريخ 10 أبريل 2018 ميلادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، الموضوع تعيين المدير العام لإذاعة التوفيق FM بالحضرة البكرية في كرم جبل. أشهد أن الموقع أدناه الشيخ برهام نص أبي بكر المثنى الخليفة العام للشيخ أبي بكر المثنى نص. ابتداء من صدور هذا القرار إني عينت وخولت السيد الطالب سليمان بتي مديرا لإذاعة التوفيق FM هذا، وأأمر بمعاملة كل من يرى فيه الأهلية والإخلاص من أبناء الحضرة وغيرهم، وما توفيقي إلا بالله. Tawfekh FM. gannaaw sant yàlla jullit ci yonent bi mu ne kayit gi li ma ci tënk mooy jox Tawfekh FM directeur Tawfekh FM bi nga xam ne moo nekk ci pays Cheikh Serigne Mbaye Niass. mu ne man mii di bind lii maa ngi dëggal tey seede man Cheikh Al Hadj Barham Abi Bakr Al Musanna ne gannaaw bu kayit gi génnee fal naa teg naa Souleymane Bitey ki nga xam ne ab taalibe la def naa ko muy directeur général Tawfekh FM. mu ne gannaaw loolu nag mu ne maa ngi koy digal mu jëflante képp koo xam ne gis na ci yow ne man nga liggéey bi te sellal nga te nga bokk ci doomu pays bi wala ñu dut ñoom saa yu gisee ku man liggéey bi te sellal te sell digal naa ko mu boole ko ci kooku bokk na ci doomu pays bi wala bokkut ci wa ma tawfiqiya illa billah. Tawfekh FM. loolu moo nekkoon wasaaya yi nga xam ne moom la ñu bind ci arab. dafa am nag yeneen lettre yoo xam ne ñaari lettre tubaab la yu mu adressé woon autorités yi nekk ci réew mi
daanaka moom mujj ci mbindam wala bokk na ci mujj mu ngi ko def Kër Madiabel le 14 janvier 2019 à messieurs les autorités administratives et territoriales. Objet: précision des statuts de la radio Tawfekh FM, du marché et de l'institut religieux de formation au métier de l'agriculture et de l'agrobusiness. Messieurs, je voudrais venir par la présente auprès de vos autorités respectives vous tenir informés de ces précisions qui me paraissent fondamentales, aussi bien pour l'opinion, pour ma famille, que pour la postérité. En effet, par la grâce de Dieu et l'appui de Cheikh al-Islam El-Hajj Ibrahim Niass, j'ai pu mettre en place certaines infrastructures de développement telles que une radio communautaire qui est devenue par la suite commerciale, un marché public et un institut religieux de formation au métier de l'agriculture et de l'agrobusiness, Cheikh Serigne Mbaye Niass. Il me plaît donc de préciser ici leur statut. C'est dire que ces infrastructures citées si haut ne font nullement partie de mon patrimoine personnel qu'on peut hériter de moi. Elles sont certainement privées parce que mises en place par une personne privée, mais bénéficiant d'un caractère exclusivement public appartenant à la Hadara Cheikh Serigne Mbaye Niass et à la communauté sénégalaise tout entière. Donc, à chaque fois que de besoin, toute conséquence de droit qui en découle sera tirée. Je vous souhaite une bonne réception de la présente et vous prie d'en prendre acte. Al-Hajj Barham Niass, Khalif Cheikh Serigne Mbaye Niass Kër Madiabel. Tawfekh FM. mu ne yéen ñi nga xam ne yéen la yàlla dénk attey réew mi lii sama mbind la mu jëm ci yéen pour leeral lan mooy taxawaayu rajo bu ñuy tuddee Tawfekh FM ak marché bi nga xam ne moo taxaw fii ci pays bi ak institut religieux bi nga xam ne formation professionnelle au métier de l'agriculture et de l'agrobusiness moo ko tax a jóg. mu ne yéen sang yi may bind maa ngi bëgg a jaar ci sama mbind mi teew ci seeni loxo pour wax ak cër yi yàlla def ci yéen yégal leen ne yii leeral may bëgg a indi dafa di yoo xam ne dafa am solo lool pour man. dafa am solo lool solo goo xam ne du solo bitti rek waaye solo sax la mu ne nag am ko solo pour man am ko solo pour mbooloo mi nga xam ne ñooy dund ci réew mi am ko solo yi tamit pour sama njaboot ak bopp gi am ko solo pour su ëllëgee su ma fi nekkatul su ca dara amee ngeen mën a dellu ci sama mbind nii. mu ne ci xew-xew bi tax ma leen di bind maa ngi leen di yëgal ne ci mbaax ak yàlla ak ci taxawaayu Cheikh al Islam Alhaji Ibrahim Niass yàlla may na ma taxawal ay jumtuwaay yoo xam ne lépp dafa di loo xam ne day dimbale nit ci yokkute. bokk na ca benn rajo communautaire mujj na doon commercial bokk na ca benn marché public bokk na ca benn institut religieux de formation au métier de l'agriculture et de l'agrobusiness ñu tuddee ko Cheikh Serigne Mbaye Niass. mu ne dana ma neex lool ma leeralal leen lu aju ci taxawaayu yi kuréel pour ngeen xam ko. mu ne li ma leen bëgg a wax mooy kuréel yi ma tudd léegi bokkut mukk ci sama moomeeli bopp yi nga xam ne nit mën na ma koo donn. mu ne dafa di yoo xam ne dëgg la kenn nit moo ko def. mu ne maanaam dëgg la nguur moomu ko ndaxte nit ku dul nguur moo ko taxawal. mu ne waaye nit kooku nag moo ko jox njëriñ loo xam ne mbooloo rek a ko bokk. daf ne mais bénéficiant d'un caractère exclusivement public maanaam dootul lu kenn mën a féetee mbooloo rek ñoo ko mën a bokk. mu ne waaye mbooloo mi suñ koy bokk yi tamit dafay am ku ko moom mooy appartenant à la Hadara Cheikh Serigne Mbaye Niass maanaam mbooloo mi nga xam ne ñoo bokk ci pays Cheikh Serigne Mbaye Niass ñoo moom yooyu jumtuwaay. mu ne naka noonu yi tamit mbooloo mi dëkkee Sénégal yépp ku ci sa soxla nekk rek bokk nga ci loolu. Tawfekh FM. mu ne kon nag saa yoo xamee ne laaj na ko pour ngeen déglu ci sama xelaat wala lu ko waral am ngeen soxlaa xam maa ngi leen di yëgal ne li ma saxal mooy lii ma wax moomu ma ko bokkut ci liñ ma mën a donn kenn mënu ma koo donn. pays bi moo ko moom mbooloom pays bi ñoo ko moom sénégalais yëpp ci ne képp em su fekkee ne nag am na keneen ku ci jéem leneen lu mooy loolu
sant naa leen yéen ngeen taxaw biral yoon woo xam ne dafa dëppook lii ma wax man mu ne maa ngi leen di ñaanal nag ngeen jot ci sama lettre bi ci jàmm te ngeen bàyyi xel loolu ma leen wax Alhaji Barham Niass xalif Cheikh Serigne Baye Niass Kër Madiabel lettre bu mujj bi Kër Madiabel le 14 janvier 2019 à monsieur les autorités administratives et territoriales objet précision de statut de la radio Tawfekh FM 97.6 bii lettre moom dafa boole Tawfekh fële mais kenn moomu ko fii mu bindaat benn lettre pour Tawfekh kese yónneewaat ko autorités yi ne dafa am lu mu ca bëgg a leeral mu ne messieurs il m'a été donné l'occasion de créer une radio communautaire qui est devenue ensuite commerciale dénommée Tawfekh FM 97.6 sise à Médina Niassène Kër Madiabel. Soyez-en remerciés des actes administratifs ayant permis son démarrage. Chères autorités, permettez-moi d'apporter une précision décisive de taille qui concerne cet instrument de communication que j'ai mis en place au service exclusif de la communauté de citoyens des populations en général. À ce titre, j'ai confié la gestion et l'administration du Tawfekh FM à des personnes dignes de confiance, capables de servir loyalement les auditeurs en respectant les règles en vigueur. Toutefois, dans un souci d'intérêt public, d'esprit d'organisation et de méthode, j'ai donné une responsabilité entière au directeur qui bénéficie de ma confiance et à son équipe. En conséquence, aucune pression ou influence partisane, subversive, venant de trafiquants d'influence ne sera à jamais acceptée, qu'il soit membre de la famille ou non. En clair, nul ne peut le déchoir de son poste tant qu'il s'acquitte convenablement de son devoir et de ses responsabilités. En effet, la radio repose sur deux piliers. Un, une direction à la tête de laquelle est placé M. Souleymane Biteye avec ses collaborateurs. Deux, un conseil d'administration chargé de veiller à l'orientation de l'institution. Chères autorités, cette précision est d'une importance capitale pour servir et valoir ce que de droit, conformément à l'observance stricte de mes décisions. Enfin, je vous souhaite une bonne réception de la présente et vous prie d'en prendre acte. Le guide religieux fondé de pouvoir de la radio communautaire Tawfekh FM, Alhaji Barham Niass Kër Madiabel, ampliation gouverneur Kaolack, préfet de Nioro Direct, sous-préfet Wack Ngouna, commandant brigade gendarmerie de Nioro, archive. lettre bi mu ne def ci leeral ba tey mbiram Tawfekh FM mu ne yéen ñi nga xam ne yéen la yàlla dénk àttey réew mi yàlla dimbale na ma taxawal benn rajo bu tudd Tawfekh FM 97.6 nekk ci Médina Niassène Kër Madiabel mu ne maa ngi leen di gërëm ci këyit yi nga xam ne ci wàllu nguur moo ma may ma taxawal ko te ngeen jox ma ko maa ngi leen ciy gërëm mu ne yéen attekat yu sell yi may leen ma yokku leen ay leeral ci lu jëm ci mbiram Tawfekh FM te leeral yi yu am solo la ci mbiram Tawfekh FM bii nga xam ne maa ko taxawal mu ne maa ko taxawal waaye dama ko taxawal rek pour njëriñu askan wi dong ak population bi en général waaye taxawalu ma ko pour keneen mu ne ci loolu nag dénk naa administration Tawfekh FM ay nit ñoo xam ne ñu ayoo kóllëre gi ma leen dénk lañ te ñu mën a liggéey bu sell lañ pour jox li nga xam ne maanaam pour seddal xoli auditeurs yi te fekk yi tamit danañ tëral danañ respecté danañ wekk duñu wàcc mboolem loi yi nga xam ne moom la ñu tëral ci réew mi mu ne waaye nag ba léegi ci mbiram leeral ak ci mbiram organisation ak tëralin bu jekk mu ne maa ngi leen di yëgal ne jox naa kilifteef bu mat sëkk directeur bi nga xam ne am na sama kóllëre ak sama kóolute moom ak équipe bi muy liggéeyal mu ne maa ngi leen di wax ne bu benn sabab tax wala benn bëgg-bëgg nit wala benn xememteefu nit bu jaar yoon wala bu ko jaarut jógee ci kum mën a doon nanguwuma ko ci rajo bi te duma ko nangu mukk ñi ma ci tëral nañ leen ci bàyyi
mu ne maa ngi leen di xamal ne itamit maanaam dugg-dugg yooyu na jógee ci sama njaboot ci bopp mbaa mu jógee ci keneen du ma nangu maanaam lii ma tëral ci rajo bi lu ci mën a xew na ngeen ma wóyalal lii loolu la soxla mu ne ci leeral danaa leen yokkal ne kenn munul jëlee Souleymane Biteye ci lii ma ko dénk fekk li ma ko sant mu ngi ciy taxaw bu baax kenn ni mu ko waree kenn mayuma kenn mu jëlee ko foofu mu ne maa ngi leen di yëgal ne rajo bi dafa taxaw ci ñaari tànk bu njëkk bi mooy lu ñuy tuddee direction générale boo xam ne ki ko jiite mooy monsieur Souleymane Biteye mi nga xam ne nee naa bu ko ca kenn jëlee nañ ko bàyyee kilifteef ga ba mag sëkk naka ma ko joxee moom ak ñiy dimbalanteeg moom ba ñaareel ci tànk rajo bi mooy conseil d'administration mooy kuréel goo xam ne dañuy dajee di xelaat ci fan la rajo bi jëm ak lan lay def mu ne yéen attikat yu sell yii leeral ma jox leen damaa jàpp ne yu am solo la maa ngi leen di dénk su ëllëgee lu ca mën a xew su ngeen ko yëgee na ngeen taxaw ba lii ma leen wax ngeen xam ne lii mooy sama xelaat lii mooy sama ndigal te nañ ma ko wéyalalee noonu mu ne nag pour jeexal maa ngi leen di ñaanal sama leetar bi fekk leen ci jàmm mu fàttali ne le guide religieux fondé de pouvoir comme dafay bind ci administration mu ne li ci bind lii nag mooy njiiti diine bi nga xam ne moom mooy ki nga xam ne rajo bi moo ci ëpp doole mooy fondé de pouvoir bi mooy ki ci sañ a wax ne def leen mbaa baleen mu ne le guide religieux fondé de pouvoir de la rajo Tawfekh FM Alhaaj Barham Niass Kër Madiabel lettre boobu def na délégation ñu yóbbul kooku ci gouverneur Kaolack kooku bi mu ko jotee dafa waxoon ndawam yi na leen kawteef lu yéeme jamono joo xam ne ku ne yaa ngi utloo moom sëñ bi dem defar lu toll nii dàq ci moomeelam delloo ko communauté bi lu tumurankee gis a ngi nii yónnee na ko itamit préfet Nioro yónnee na ko sous-préfet Wack Ngouna yónnee na ko commandant brigade gendarmerie Nioro am na lu mu ci téye woon archive xëy na loolu mooy li nga xam ne moo fi nekkoon pour ñu jàng ko Seydi Mawla Khalifa Cheikh Mahmoud al Mahi Sëñ Mbaye liggéey bi nga xam ne moom nga ñu santoon ci wasaaya Sëñ Barham yi mooy loolu ñu ngi jéggalu su fekkee am na ay rëcc ñu ngi jéggalu su fekkee ne leer na loolu yàlla ak barkeet ittey Sëñ Barham radiallahu anhu wa ma tawfiqi illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullah yéen a ngi déglu Tawfekh FM barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan